voilà asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu jowaat ak yéen ak beneen xeetu kii hors d'œuvre boo xamante ni mun nga ko def ak li nga xam ni moom nga yore ci kër gi donc tey jii bii aussi comme li ma leen waxoon ci beneen bi nga xam ne crevettes yi la bii aussi defaroon nañ ko ci bernde yu njëkk yi donc dañ koy reprendre toujours rek pour wan leen par exemple dañu yore fii ay boulettes donc boulettes yi boulette de kii la viande de dinde ku am viande hachée bu la neex bu dee bu xar bu nag bu ginaar mun nga utiliser n'importe quelle viande hachée wala su fekkee même boulettu jën am nga ko mun nga ko def aussi même chose lay def donc ñu daal di koy yor fii dama siy dindi tuuti parce que loolu laa soxla donc ñu daal di fi am pâte feuilletée mu nekk nii donc pâte feuilletée bi nag dama koy jël daal di koy utiliser bu fekkee ni par exemple ki nga xam ni munul am pâte feuilletée mun nga jël pâte ou fataaya wala gis ngeen pain tressé yi may defar généralement pâte yi ni ma koy defaree même pâte boobu da koy def parce que man d'habitude moom laa koy defaree mais comme yoruma ko te dama yàkkamte fi mu nekk nii moo tax ma ne naa jël donc lii jënd pâte feuilletée bi bu ko defee mu daal di may gagneloo temps lu bare donc sans plus tarder dañuy daal di ñëw rek daal di koy def ci pâte bi bu ko defee bu ñu paree daal di jël suñu sauce tomate am naa sauce tomate ci frigidaire bi donc dama koy génnee donc mu nekk benn dessert boo xam ne dafa gaaw loolu sax macha allah ki nga xam ne yorul four lépp ci four bi dañ koy def ki yorul four mun nga ko def ci sa kaw gaz comme d'habitude rek li may wax donc mun nga ko defee ci sa kaw gaz créé comme genre four foofu donc dañuy daal di ñëw rek daal di incha allah ubbi suñu pâte. Voilà gis ngeen léegi fi ñu nekk nii damay daal di jël pâte bi gis nga nanguwuma ko teggi yépp dama koy dagg ku nekk ak li nga ko li nga ko bëgg a daggee donc gis nga léegi sens bi laa koy defee ku nekk yow yaay xool rek noo ko bëgg a doxalee. gis nga lii dama koy def pour mu defal ma tuuti décoration ci rebord yi suy lakk ku am paaka kese mun nga utiliser paaka kese voilà donc gis ngeen comme kii bi suñu boulettes yi rëyuñu moo tax ma jël kii yu gàtt def ko ay lamelles yu gàtt nii nga xam ni taf ñu pare gis naa ni sama pâte bi dafa xaw a commencer tàng su fekkee ni lii mu ngi lay dal danga koy dugalaat je vous conseille nga dugalaat ko ci frigidaire bi pour quelque chose comme ay 10 minutes yooyu nga xam ni day toogaat benn place du nekk di mel ni luy xaw a taaweeku sa loxo parce que pâte bi beurre kese la booy xool moom comme pâte croissant la voilà damay dugal li ci des ci frigidaire bi au cas où ma soxlawaat encore quelque nga xam ni damay fekk mu sedd du ma indil benn jafe-jafe voilà gis ngeen dama jël fii tuuti rek ci suñu kii boulettes yi boo xoolee ci four bi laa ko lakkee woon donc saafuma ko dama ko lakk ci biir four bi léegi damay jël tuuti comme dinde la woon dinde xam nga dafa dry donc damay jël tuuti diw tuuti rek laa soxla def ci daal di jël tuuti suñu assaisonnement boo gisee ma jël bu rouge bi c'est parce que sauce de tomate bi nga xam ni moom lañ ko nar a booleel après te nga xam ni ñoom ñaar ñooy bokk cafka parce que même assaisonnement bi laa def ci sauce tomate bi encore gis nga su ma jëfee nii voilà léegi ma daal di ñëw commencer gis nga suñu bantu brochette yi dañ ko xoojoon ci ndox dama koy jël nag léegi commencer ko utiliser benn par benn bu ko defee ñu daal di ñëw ànd xaaral ma raxas sama loxo yi comme ça du ma takkal pâte bi mu continuer rafet ba bëgg a dee incha allah. gis ngeen léegi dañuy daal di ñëw rek daal di commencer li may def mooy damay jël pâte bi gis nga dugal brochette bi ci benn aile ci pâte bi yow yaay xool rek noo koy commencer kii bu nekk brochette bu nekk ñett laa ciy def. ñett c'est suffisant pour man
ma daal di def nii gis nga ma jëlaat côté bi rabattre ko xaaral ma def nii rabattre ko ci kawam nii ndànk daal di jëlaat benn boulette tegaat gis nga ndànk aussi jëlaat beneen côté bi rabattre gis nga ma jëlaat beneen teg ko ndànk ci kawam gis nga nii pour man doy na ku mu neex nga yokk ko nga def 4 wala yooyu yaay xool rek loo bëgg donc dañuy continuer loolu après ñëw wan leen incha allah. voilà gis ngeen def nañu benn donc xaaral ma wanaat leen beneen façon nga xamante ni day gën a gaaw boo ko buggee def gis nga mun naa jël def nii jël boulette bi tëj gis nga comme ni ma koy tegee rek ci bant bi xaaral ma wan leen gis nga su ma tegee nii ma teg beneen bi parce que nii laa koy defee ci bant bi jëlaat beneen boulette teg yéen a ngi suivre gis nga ma jëlaat 3e bi teg donc xam nga mu nekk nii parce que nii la nar a nekkee ci affaire yi léegi nag yooyu yaay xool nu la neex nga koy tegee ma jël bant bi jam ko mu dem ci ñett yépp gis nga bii sax a gën a gaawati donc noonu rek lañuy continuer daal di teg di alterner ba baa ñuy yegg fi ñu bëgg incha allah. voilà gis ngeen suñu kii baa ngi nii brochette yaa ngi nii ñu defar nii donc fi mu nekk nii dañ koy daal di dugal ci four bi suñu four ñu ngi ko doon préchauffer à 425 degrés Fahrenheit muy environ peut-être 185 jëm 200 degrés Celsius donc loolu c'est juste parce que loolu la pâte bi laaj ku nekk da ngay xool par exemple su fekkee da nga jënd pâte bi da nga koy xool notice bi ci ginnaaw dina la wax instruction yi ñaata ngay préchauffer sa four donc man sama boss loolu la ma wax. léegi bu ma ko dugalee foofu dama koy def pour quelque chose comme ay 7 minutes yooyu mais yëpp a ngi dépendre sa four naka la mën a tàngee man xam naa ni sama four dafa gaaw a tàng donc bu ma 7 minutes laa koy def mais su ma ko xeeñtoo avant 7 minutes xeeñtu mburu rek parce que boulette bi dafa ñor ba pare xeeñtu mburu kese rek damay daal di dem génnee ko bu ko defee ñu daal di pare ci loolu daal di ñëw jublu incha allah pendant que mu ngi togg ñuy jublu ci sauce tomate bi nga xamante ni moom moo nekk ci frigidaire bi bu ko defee ñu daal di leen di wan incha allah ñun duñ koy présenter bu soobee yàlla. voilà kon nag mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ngeen gis ni suñu kii yi nga brochette yi nga xam ne dañ ko def ak mburu ak aussi kii boulette yi moom moo nekk ni ñu daal di koy boole suñu sauce tomate bi nga xam ne dañ ko amoon ci biir kër gi sauce tomate bi nag dafa yomb ni ñu koy defaree wanoon naa leen ko ci émission yi ku nekk yow yaay xool rek naka nga koy defaree su fekkee ni par exemple ki nga xam ne bëggul defar sauce tomate te am na ketchup ci këram mun na jël ketchup mu def ko wala bu fekkee da nga am aussi sauce moutarde mun nga ko jël tamit à la place de sauce tomate wala ketchup ki nga xam ne tomate daf koy xaw a sonal noonu donc mun na jël loolu yëpp yéen daal yéenay xool rek lan ngeen bëgg a àndal ak boole yëf yi donc mu ngi nii ñu defal leen ñaari présentation yi nga xam ne verre yi la mu nekk toujours présentation yi nga xam ne da nga koy def service individuel ku nekk rek li mu bëgg day jël benn ak benn verre am aussi dem toogi ji bu fekkee ne par exemple beneen bi nga xam ne da ngay jël yëpp daal di teg ci plat ku nekk ñëw jël li mu soxla ou bien des fois soo amee plat yu ndaw comme ni ma ko amee nii mun nga jël benn wala ñaar wala ñett nga koy def mais man je vous suggère ngay jël par benn di ko def comme ça léegi nga jël restant yi nga teg ko su fekkee ni buffet nga def nga bàyyi ko ci table bi nga xam ne ku bëgg ku soxla rek mën na dem jëlal boppam wala aussi mën na def variété ay lekk yi nga xamante ni petit plat yi nga xam ne mu ngi ci sa buffet bu ko defee ñu mun ko utiliser di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah كل ياسم بلندي
وسلم